xam ne président de la République moo ko signé mooy décret 2277 30 décembre 2019 ah ñu jàppoon ni rek loolu li ko waral mooy dafa am jafe-jafe boulangerie depuis ay années loolu taxoon 2019 bi ak 2020 bi yëpp ñu nekkoon ci waxtaan entre gouvernement bi ak boulanger yi léegi nag loolu ba mu sottee fa le président ci lu gaaw mu signé ñu benn décret ni kat mooy décret bi mu mujjee signé de ci jour 30 décembre décret boobu nag dafa undu lépp luy saafara sunu jafe-jafe su boulangerie ci Sénégal ah ba mu defee décret boobu aussi teewul moom tamit président ci baaxaayam mu ni dama leen di jàppale encore ba DER jàppale leen yéen boulanger yi nga xam ni am ngeen jafe-jafe yoo xam ni mën na defar seen boulangerie ngeen jënd matériel bu bees parce que aussi bëgg naa ngeen am qualité loolu nag DER mi ngi ciy dox ndaxte DER boobu léegi mi ngi def tournée ci boulangerie yi bëgg dem lañ dem Saint-Louis dem Ziguinchor loolu yëpp week-end bi yëpp ñoom ñu ngi woon ci région yi pour vraiment xool naka la ñuy changé waatee devanture boulangerie ak jox leen matériel donc DER mi ngi jox liggéeyam ci côté boobu moo tax ñu ni kon dañ ciy remercier président de la République ci loolu mu def ba beneen bi aussi mooy ministre commerce aussi ci décret boobu mu def ay lu ñuy wax ay arrêté yoo xam ne mooy la ñuy wax arrêté d'application kon nag foofu ñun nag ci suñu waxtaan ak ministre commerce jàpp nañ ni ministre bi moom li mu war a def yëpp mi ngi koy def loolu moom mën nañu ko fa témoigner fii ni am na volonté wu saafara mbir mi waaye nag ñu ni kon mais lu tax mu taxaw gis nañ aussi même ministère am ci terrain bi ñu ngi def góorgóorlu di góorgóorlu waaye dañu jàpp ni foofu dafa dese am na ay jafe-jafe looloo taxal ñu ni kon nañu woote pour que alerter parce que fañ jëm la ñu bañ mu metti mënuñoo liggéey ba pare mbir mi yàquwaat suñu diggante ci biir ah ñu ni kon ñun de dañoo xool ni ci dëkk bi ci terrain bi fi mu toll nii loolu application bi kenn defu ko maanaam réglementation bi kenn defu ko ñu jàpp ni est-ce que loolu dafa compliqué wala compliqué wul te pourtant nag ñun ba ñuy toog di d'accord ak premier ministre bi Boun Abdallah Dionne pour ñu toog waxtaan daf ñu leen teg leen seen revendication suuf ñu xool ban saafara mu gën a gaaw mu gën a baax ñu ni kon saafara bi gën su ñun mooy la réglementation maanaam ñëpp nekk au même pied d'égalité maanaam ñun njëglu mbiri boobu lañ moo ñu intéressé woon mais léegi nag li ñu jaaxal mooy dëkk bi fi mu toll nii dafa mel ni amul yoon ndaxte anarchie li moo fi nekk maanaam lu waaye neex def lu la neex tey bu ngeen gisee boutique yëpp ngi jaay mburu loolu ñëpp xam nañ ko te yoon aaye na ko jaay soble jaay kaani jaay dëwlin ñëw jaay mburu loolu moom léegi du fi mbañ consommateur nag léegi ñoom ñoo woo seen responsabilité foofu livré mburu pousse ni jël sac jël moto lu la neex def léegi ñu leen di xool di leen gis loolu mën naa continuer mënu continuer ensuite kiosque mburu yi léegi boo xoolee kiosque bu nekk mi ngi si buntu boutique seen quartier yi mais loolu yoon da ko aaye kiosque balaa muy installé da ngay am lu ñuy wax agrément diggante ñaari kiosque 300 mètres la diggante kiosque ak boulangerie bi 500 mètres la waaye léegi lu waaye def lu la neex kiosque fu la neex nga installé ko si buntu boutique yëpp loolu moom lañ fi gis loolu est-ce que dina continuer du continuer léegi nag même oto mburu yéen xam ngeen ni oto mburu dañ ko xàmmee oto mburu ngi nii romb na loolu yoon da ko léegi taxi da ko aaye oto mburu dañ ko war a def conforme ba moo tax sax xam naa ni ñun sax ñu ngi jox ay dogo am nañ suñu benn partenaire mi nii toog sax pour jàppale ñu pour que boulanger yëpp am oto su lu yomb mii nii Isicar pour wane rek ñun ñu ngi dox pour wane ni ñun ñu ngi góorgóorlu pour réglementation bi dem qu'est-ce ngeen wax am nañu ay partenaires defar kes def nañu modèle yëpp waaye nag est-ce que dañuy investir ay millions ba pare si ginnaaw état bi du appliqué dara loolu lu continuer beneen bi gën a grave sax mooy est-ce que jàpp ngeen ni depuis le 31 décembre 2019 le 1er janvier 2019 benn boulangerie amatul sañ-sañu ubbi four te tegoo amoo autorisation waaye léegi diggante bi rek four yëpp nga ubbi am na benn kaawu Saint-Louis bërki démb ministère dem na tëj ko waaye waa ji moom faalewu leen ministère dem na tëj ko
waaye tey xëy na liggéey pour wane rek dëkk bi léegi lu waaye def lu la neex kenn dox dara loolu nag moo dul continuer léegi nag li gën a graaw mooy dañoo jàpp ni si am ay boulanger su ñun ak ay livreur ñu jàpp ni lii du jàll lañu ko wax téléphone dañu ko wax ni leen yéen ngeen defee ngeen def lu leen neex waaye réglementation bi du jàll mais dañoo jàpp ni ñoom la xewoon 2004 maanaam décret 102 2004 boobu dafa jàllul effectivement waaye lañ jàpp ni la woon wali na maanaam la nekkoon 2004 ak 2020 dana wuute ndaxte 2004 boobu fédération nationale des boulangers amul RBS bi amul boulanger yi gëmuñu maanaam ñi ngi jël action bi seen bopp léegi moo tax danañ jàpp ni livreur yooyu ak boulanger yooyu jàpp ni réglementation bi ñu ko appliqué ñun suñu xal suñu xal tubéy incha allah li gën a graaw nag aussi mooy xam nga président de la République signé décret bi 30 décembre 2019 kon jàpp nañ ni ñëpp war nañ xam ni gouverneurs yi war nañ xam ni décret bi war nañ dem si ñoom mais tey jii may wax ak yéen benn région commencé wul sax jéem comme Dakar application wu décret bi ak arrêté bi loolu jàdd na kon nag Sénégal Dakar la yem loolu lañ jàpp loolu nag moo dul mën a continuer ñun boulanger de Sénégal nag nañ Sénégalais yi jàpp ni bu dee loolu kenn mënu ko respecté nañ jàpp ni ñun si tëj lañ jëm te loolu baaxul si askan bi kon nag loolu yëpp ma wax dana wane rek ñun dañ nekk si ay jafe-jafe yu metti sax waaye léegi nag bi ñu ñëwee nag gën ñoo bëgg a lorati yokk courant bi ñu koy nangu kenn waxatul Senelec def lu ko neex ñu ñëwati Sen'Eau ñëw doggali ñu kenn amatul ndox ndox mi cher na ndox amatul ma wax Sénégalais yi ni leen xam ngeen ni le fait que Sen'Eau ñàkk prix ndox na jàpp ni mi ngi yàq suñu fuur yi ndaxte ñun danañu rooti ndox di jël ay siwo di ko dugal suñu fuur bi pour lan pour yokk qualité mburu bi di ko xëpp loolu saa boo ko xëppee yaa ngi yàq sa toolu boulanger sa toolu matériel yaa ngi yàq say parois yaa ngi yàq sa bac arrosage waaye Sen'Eau mi ngi ñuy lor nañ jox ndox mi wala ñu xool beneen yoon bi ñuy doxalee mooy wax nag aussi sénégalais yi ni ko démb dañoo installé comité national suivi de la boulangerie bu national mais loolu dañ jàpp ni orientation la maanaam moom mooy fexe ba xool naka la ñuy fexe ba saafara jafe-jafe boulangerie waaye li ëpp solo pour une application bu gën a dëgër il faudrait que gouverneurs yi régions yi installer seen comité régional de suivi du secteur de la boulangerie n'est-ce pas moo tax ñuy invité nag gouverneurs yëpp du Sénégal que ne ñu ngi ñuy lor depuis le 31 décembre gouverneur yaa ngi lor boulanger yi ndaxte xam nañ loi bi xam nañ arrêté yi xam nañ décret yi lal ko tëdd seen suuf ndax lan def lu leen neex dañ ni na gouverneurs yi xam ni war nañu jàppale boulanger yi war nañu taxaw parce que secteur bu am solo la seen gox yi am na dëkk yoo région yoo xam ni boulangerie yi moo fay industrie am na région yoo xam ne boulangerie yi moo fay industrie gouverneurs yooyu nag lañ toog bañ a def benn acte pour créer loo xam ne yoon mel na leen ko ñu bañ ko def bañ a appliquer benn loi ci gox yi loolu du continuer moo tax ñuy invité gouverneur yëpp ñu jël seen matukaay pour convoquer lu mel noonu ndaxte am na ay dossiers yu bëri yu leen di xaar ouverture boulangerie yi waaye neex ubbi lu def la neex waaye neex def ekes nu la neex waaye jaay mburu si boutique yi loolu la ñuy wax ni loolu incha allah ñu ngi ñaan gouverneur yi ñu taxaw si pour que mën a taxaw moo tax ñu ni kon dañuy ñaan ministre commerce mu dimbali ñu gaa mi ngi góorgóorlu loolu moom xam nañ si dara parce que souvent ñu ngi réunion ak moom waaye nag doyul faaw mu fexe sensibiliser yeneen acteurs yëpp moo tax ñu wax ni mbirum problème réglementation bii am lu ko mën saafara ñu boole gouverneur ñu boole police gendarmerie mairie yi service d'hygiène ñu ànd nekk benn say donc mbir mi nekkatul uniquement mbirum ministère du commerce dama bañ erreur bi ñu dal 2004 dal ñu dama bëgg nag état bi comprendre aujourd'hui nañu jël responsabilité boole secteur yooyu yëpp
ñu wàcc ci gox yi secteur bi régler problème boobu loolu lu ko mën gouverneur yi moom may pertement fii la loolu gouverneur yi ñoo ko mën a régler gouverneur yi ñoo mën a boole gox yooyu yëpp ñu mën a teg loolu bon voilà ok donc je disais aussi loo xam ne mu ko fàtte wax ci français bi les collectivités locales dañu war a bokk ci mbir mi ñun fédération bi defoon nañu ay actions yoo xam ne ci terrain bi mais la ñu gis mooy y a que les maires de Dieuppeul maire de Dieuppeul ak maire Yaraax à la rigueur maire Hann maire Dieuppeul bi moom mooy def lu ñuy wax application moom moo xam taxi yi aujourd'hui c'est le seul maire qui est en train d'appliquer vraiment la réglementation correctement dans sa commune mais les autres maires on a fait le tour des maires mais rien du tout donc c'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui jar na loolu ñu gën ko leeral donc may waxaat ni aussi ni guerre bii guerre consommateurs yi la ndaxte ñoom tam si mbir lañ bokk dañu bëgg yëpp yi changer ñu ànd ak ñoom liggéey ko moo tax ñu ni ñun boulanger yi ñun daal dootuñu tolérer léegi anarchie bi am ni ci secteur bi boo xam ni lu waaye neex def lu la neex boo xam ni day profité rek ay quelques boulangers ak quelques livreurs au détriment ci ay boulangers yoo xam ne ñoom dañuy fay impôt fay IPRES fay caisse sociale fay lépp te pourtant loolu yëpp décret bi faytu na ko pour que nit ñëpp nekk au même pied d'égalité pour ñu xàmmee leen xàmmee kan ak kan la moo tax ñu ni ñaan ñun boulanger yëpp nañu dem def seen déclaration au niveau service régional du commerce yi nekk ci gox yi pour ñu respecter la loi donc tous les boulangers war nañu dem def seen déclaration comme ni ko yoon waxee pour mën a nekk ci yoon léegi nag ñu jàpp ni anarchie bi war na deñ maanaam yàqu-yàqu bi dafa war a deñ ñu ñaan na gouvernement bi nañu dimbali jox ay moyens yu dëgër ministère du commerce bi ak comité de suivi maanaam muy moyen financier moyen matériel jox ko services yi pour ñu mën a def suivi application réglementation bi loolu suñ ko defee dana baax ci boulanger yi dana baax ci boulanger yi dana baax ci état bi dana baax ci consommateur yi ci état bi moom yàpp nañ ni dana am lu ñuy wax gis-gis bu leer ci secteur bi jafe-jafe yi dana ko gën a maîtriser dinañ mën a am impôt bu doy dana mën a fexe IPRES caisse sociale yëpp maanaam ñëpp mànkoo ñëpp di ko fay ñu mu nekk benn loolu dana yokk kon xaalis ci état bi dana baax ci boulanger yi parce que aussi dana tax suñu boulangerie yi ñu mën koo gën a yaatal gën koo defaraat pour mën a jox askan bi mburu bu baax de qualité parce que suñu xel su dalee rek dañ leen mën a jox mburu boo xam ne bu mucc ayib la et moo tax nag léegi suñ gouvernement bi su jàppee ni moom lañ ko wax yëpp amul moyens yi maanaam xëy na amuñu xaalis xëy na amuñu moyens yi ba mën a def appliquer la mu signé kon nag léegi la woon fa woon rek mooy nañu jël mburu mi bii jar fanweer fi mu toll nii ñu yokk ko 200 boobaa xëy na dana wàññi jafe-jafe boulanger yi loolu mooy solo bi c'est-à-dire que ñun dañuy wax ni su dee leer nañu moom mënuñoo yokk mënuñoo appliquer réglementation bi maanaam mënuñoo jël police gendarmerie service d'hygiène ministère du commerce ñu booloo def benn say dem liggéeyi pour appliquer réglementation su dee loolu état mënu ko dañ jàpp ni kon nañu fexe ba jël mburu mi 190 bi jar 150 francs def ko à 200 francs 190 grammes à 200 francs loolu daal la ñuy laaj boobaa bu dee ñoom mënuñu ko beneen bi mooy dañ jàpp ni aussi Covid bii dañoo gis ni waa impôt ñoom jàpp ne ñun amuñu impacté parce que am ñu dem foofu ñu leen di wax loolu lañ jàpp ni ñun dañoo demander à ce que la ñu considéré ñeneen ñi seen dëkk day arrêté yooyu naan impact Covid boulangerie sa la bokk ndaxte dañoo jàpp ñoom rang yi ñu doon gis ci weeru koor bi ak couvre-feu bi jàpp ni loolu moo tax boulangerie yi nekk ci jafe-jafe ñu ngi ci jafe-jafe bu metti ñu nekk ci jafe-jafe bu metti du ay rang yooyu mënuñ ko kii ay quelques boulangeries ñoo doon rang
couvre-feu kay 20 heures dem leen tëddi kooku nit ñi dem jëndi mburu dem nañ ko loolooy coow li léegi nag ñu ni kon na waa sant waa impôt xam ni loolu la daal donc pour loolu ñu ni kon nañ jàpp ni kon daal ñun taxaw nañu pour mener une guerre un combat ay mag nag du ñu liggéey ba fii ay nit jàpp ni du dal duñ ko nangu lu ñu mën nag dañ ko def moo tax ñuy invité tous les boulangers Sénégal réglementation bi lu am solo la si ñun bu dee ay boulanger wala ay livreur jàpp nañu du jàll nañ xam ne dana jàll suñu bakkan la ci teg kon nag na état bi jël responsabilité par rapport à cela ñaar moo mën a nekk ñu régler defal réglementation mu jaar yoon wala ñu yokk mburu mi rek